presse bi alors ñun nag dañu am sañ-sañu toog fi tey ci wetu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dénk liggéey muy population Gueule Tapée ndax ñun déjà dañu bokk ci population yi ndax fii ci Gueule Tapée la ñu yaroo fii la ñu fooyee ci wetu marché bi waaye aussi dañu nekk conseiller municipal bokk ci kuréel bi nga xam ne moo fi war a toogal askan wi te li nga xam ne moom lañ fi war a liggéey nag war a nekk loo xam ne nii njëriñu askan bi rekk la war a doon waaye mu tegu aussi ci yoon mbirum contrat wu marché Gueule Tapée bii nag daanaka li ci ëpp solo sama naataango As Gueye wax na ko ndax Gueule Tapée fii dañu fi am ay nit yu xarañ yàlla def na loolu am nañ fi lu ne ci compétence ci expertise boo tax moom moo ñu mën a may lii nga xam ne gis nañ ko ci contrat bi ñu gis ne dara jaaru ci yoon ni ñu def ba signé ko waaye gis nañ ne aussi la ne ca biir lépp ay problème la ba ñu gisee loolu nag ñun ñi nga xam ne ñun conseillers municipaux yi nga xam ne sañ-sañ bi ma am tey wax ndax sama mag yi nga xam ne mooy professeur Medoune Paye ak doyen Mamadou Falilou Diop ñoo ñu may sañ-sañ boobu ak ñeneen ñi nga xam ne teewuñu fi tey pour ñu mën a wax ci lu mel noonu pour dire ne lépp mi ngi tàmbalee ci benn délibération boo xam ne ñu ngi ko voté en juillet 2018 pour joxoon sañ-sañ maire bi ñu daal di dindi lii nga xam ne defaraat li nga xam ne mooy marché Gueule Tapée parce que ñëpp seetlu woon nañ ne marché bi dafa yàqu alors bi ñu doxee sañ-sañ boobu nag gis nañu ne déggatuñ ci dara ba ab bés boo xam ne dañu toog ñu gis population yi seen bopp ñoom ñu gis ne am na contrat boo xam ne maire bi signé na ko te conseil municipal bi nga xam ne moo ko waroon jox sañ-sañ mu signé ko yëgu ko ñu interpellé maire bi ñu ko njëkkee interpellé dafa weddi ne loolu amul signé wul contrat bi ñu ko tongalee ba mu xam ne nag ñii yor nañ contrat bi ci la door a commencé di ñu dawloo pour ñu rencontrer ko mais finalement ba ñu taxawalee collectifu Gueule Tapée bi parce que aussi waa Gueule Tapée du ñu seetaan loolu du ñu nangu loolu ba ñu taxawalee collectif bi ay kàngam ne ci ñoom seen bopp mos nañoo yónnee ay ndaw ñu dem seeti maire bi ñu yónnee ndaw yooyu maire waxtaan ak ñoom ba jël ay engagement ne dina créer benn commission boo xam ne dinañ seetaat contrat bi waaye engagement yooyu respecté wu ko non seulement respecté wu ko mais dafa préféré bi mu jógee ci loolu di yàqu deru ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seet si woon ci waxtaan boobu ñu jógee fa conseillers yi ci nga xam ne aussi dëkk Gueule Tapée constitué wu nañ aussi en collectif di soytu mbir moomu ñoom it aussi ñu sol seen dàll suñu mag yu baax yu mel ni professeur Medoune Paye yu mel ni imam Abdoulaye Sow di waxtaan ak maire d'abord en solo ba maire nangu rencontré collectifu avocat yi ñu ñëw waxtaan ak moom ci biir waxtaan bi sax dem na ba nangu ne effectivement moom ak ay collaborateurs am ne dëgg la nañu def ba signer contrat bi am na ay rëq-rëq ba mu jël engagement ne nañu préparer benn session extraordinaire boo xam ne dinañ xool nan la ñu rectifier erreur yooyu alors ñu ne ko nag léegi defaral benn PV la ñu fa wax yëpp nga tënk ko ci PV bi ba ñu njëkkee defal PV bi ñu lire ko ñun ñëpp ñu gis ne la ca amoon solo ci PV ba defuñu ko ci ñu ne leen déedéet PV bi baaxul defaraat leen ko parce que la ca ëppoon solo mooy fi ngeen di d'accord ne mbir mi jaarul yoon et que ci kaw loolu war nañ saisir le conseil municipal loolu bindu leen ko ci te loolu moo am solo ci mbir mi ñu bañ ko def donc ñun def nañ pexe bu ne pour waxtaan ak maire pour naxante ak moom te loolu yëpp mënoon nañ cee bañ a fekk ndax nag mairie bi moomu ko mais loolu yëpp dañu ko def rek pour sauvegarder les relations mais malheureusement on s'est rendu compte que kii buggul négocier mais comme ñun gis nañ ne non seulement contrat bi dara jaaru ci yoon mais li ñu ci gën a jaaxal mooy ñi nga xam ne ñoo ñëwoon bésu délibération bi di exposé pour marché bi mais gis nañu ne ñooñu signé wuñu contrat bi keneen lañ ko jox parce que ku tuddoon El Hadj Malick Gueye moom moo ñëwoon ak projet ànd ak ay partenaires ay tubaab mais on s'est rendu compte que bi ñu gisee contrat bi ñu signé le 26 avril ñu gis ci beneen société bu tudd Kéréli Building mais ñu ne kii mooy kan non seulement ñun kooku présenté wuñu projet marché mais ensuite ñun maire kenn autorisé wu ko pour mu signer ak Kéréli Building ñu ne nag léegi ñun nañu gëstu Kéréli Building boobu mooy kan mais ci suñu gëstu ñun gis nañ ne Kéréli Building ndekete 2018 lañ ko créé te biñ koy créé fekk na projet marché bi taxaw na ba pare
parce que juillet la ñu indi projet marché bi te këreelu building ñi ngi ko créé en novembre 2018 te ñu gis ne aussi benn étranger bu tudd Alain Missiri Mbiza moo ko moom donc koo xam ne ñëpp xam ne ñu ne dëkku fi ñu ne alors non seulement procédure bi ñu waroon def pour mën a tànn ki nga xam ne moom la ñu war a jox kii bi defuñu ko, mais on nous amène un étranger bu jógee kenn xamul fan ñëw Dakar fekk suñu projet marché taxaw ba pare mu créer société am bëgg a jëriñoo marché bi ñu ne loolu doy na waar. ñu ne ensuite li gën a doy waar mooy li ne ci biir contrat bi parce que gis nañu ne contrat bi waa ji du dépenser lu mat 6 milliards ak condition yi Asgay wax sànq domicilier compte ci benn banque moom rek moo ko mën a manipuler et cetera et cetera te ñu gis ne ba ñu defee calcul yi nos experts financiers yi ne ci collectif bi yoo xam ne comme ni ma ko waxee sànq c'est d'honorables personnes ñoo xam ne ils se distinguent ci li ñuy def Ibrahima Ba mi ngi nii toog tey ñooñu ñëpp ak ñeneen ak ñeneen def seen ay calcul ñëpp gis ne contrat bi at mu ne bu tuutee ba tuuti entrepreneur bi dana ci am 11 milliards alors koo xam ne du investir 6 milliards il n'investit même pas 6 milliards te du ko investir parce que day dem banque bee koy financer sax c'est sûr et il se retrouve chaque année ak 11 milliards de francs CFA ñu ne lii doy na waar lii c'est pas possible am na lu ci laxasu parce que de cette manière-là n'importe quelle personne d'entre nous ou de la population de Gueule Tapée n'importe quelle personne mënoon na être bénéficiaire de ce contrat-là parce que contrat boobu koo ko signal banque bu mu dem ñu financer et c'est comme ça qu'on va créer des milliardaires ñu ne nag lii am na lu ci laxasu la ca laxasu nag comme interpellé nañu maire nanguwuñu cee wax lu leer te ñun gis nañu ne lu nee ngi ci loolu ñun ñu ne nag mbir mi donc nag comme négocier nañu daw nañ ci ginnaawam naxante nañu yónnee nañu lu ne def nañ ko nanguwul dégg raison parce que peut-être la mu def moo ko xam ñun nag danañ mujj ca cappaandaw dem justice parce que li ñuy def moomuñu ko ñun population yi ñoo ko moom te dañ leen ko war a defal par force dañ leen ko war a defal donc c'est notre devoir ñun parce que dañ ñoo fal suñu devoir la tey jii ñu préserver def lépp pour préserver les intérêts de ces populations te dans cette affaire là mënuñu préserver intérêt population yi te mbir mi leerul parce que gis nañ ne jaarul yoon moom ci boppam xam na ne jaarul yoon mais il ne veut pas s'expliquer lu tax jaarul yoon ak lan la ci def dëgg donc nag comme loolu yëpp amu ci ñun yaakaar nañ ne mbir mi xalaat nañu ne mën na am corruption ci biir xalaat nañ ne mën na am façon ñaawteef bu ne loolu nag comme ñun mënuñu ko leeral danay seeti procureur danay seeti les corps de contrôle comme OFNAC ak ñooñu pour ñu jëm ñu ko leeral donc looloo taxoon tey ñu ne dinañ ñëw leeral ko population yi di leen gërëm encore une fois de plus. tey collectif bi war a gérer sauvegarde de intérêt wu marché Gueule Tapée dafa réunir pour joxe benn information ou ay information ci projet bi nga xamante ni maire commune bi am na ko ci tabax benn centre commercial yu nga xam ne dafay nekk ci ñeenti niveau ba juróom pour remplacer marché cosaan bi nekkoon fii di marché Gueule Tapée ba mu koy def conseil municipal bi daf ko joxoon ndigal parce que conseil municipal bi mooy ndigal maire bi jëfe ne ko marché bi kat am na partie bu nga xamante ni fu mu nekk nii suñ si jugul mën na indi jéya nañ ko daaneel muy partie C bi ñu réhabilité waat marché bi si lañ ko jox délibération ci délibération boobu ci la maire bu sukkandiku di doxal ba toj marché bi ba ne daf fay def projet centre commercial ci place su marché bi fi nekkoon dem outil promoteur bu nga xam ni dafa ñëw indi projet ne man kat su ngeen ma joxee terrain bi may ma ñu signé contrat mun naa indi financement bi tabaxal leen benn centre commercial ci ni ma ko waxee R+4 R+5 bu boobaa ñi nga xamante ni dañu amoon cantine ci marché bi ñu toj dinaa leen jox delloo seeni cantine du ñu fay dara mais yeneen yi si des yëpp da ngeen may ma jaay leen ñaata 7 millions par cantine en moyenne parce que am na yoo xam ne cantine xam ñoo ëpp en moyenne suñu xayma bu ñu génnee li muy joxe gratuitement ak liy des su ko commercialisé te dugaluma ci terrain bi football bi mu ne daf koy fay def ak piscine bi ak yeneen espace yi mooy restaurant yi mu ne daf koy def ak yooyu ci biir dugaluma leen ci rien que espace commerciaux yoo xam ne cantine moo leen représenté dina ci tiré ay revenus yu toll ci 12 milliards te
ni mu koy financer dañ ne sur fonds propres préfinancement mais fonds propres bu nga xamante ni képp ku bëgg ci cantine da ngay réserver c'est boo réserver di nga verser 1 million di continuer di verser yoo xam ne moom nga koy jox mu dugal ko ci compte bu nga xamante ni loolu la contrat bi wax moom moo koy gérer mais kooku boo ko ci boolee jox terrain ci bail mais fu mu taxaw de bu bëggee ñu jox ko xaalis di koy jox xaalis pour mu tabax du ci génnee benn dërëmam du ko ci def te loolu ñun kat dañu ne malgré le fait que procédure bu ñu permettre la ci réew mi mais bu dee noonu la naroon tënkoo noonu la nar a doxee mairie bi bu ci waxtaanoon ak ñi mu ci war a waxtaanal loolu war nañ ko ci mën a dimbali mu doon projet mairie bi te bu boobaa li ciy judd yépp ci xaalis ci biir gafaka mairie bi lay dugg dina mën a permettre ñu financer ci yeneen projet parce que kat commune bi am na ay projets yu bëri yu ñu war a financer donc am nañu perte d'opportunité lu nga xamante ni lu ñu mënoon jot la lu ñu dul jotati ba ñu demee liggéey ak benn promoteur privé te je pense que loolu lu nga xamante ni lu am solo la lu nga xam dañ ci war a attirer attention maire mais bu loolu wéyee buñ ko nangulee que ni sax problème yooyu yëpp am na mais dafa am lu gën a garaaw lu ci nekk li gën a garaaw li mooy yoon bi mu jaar pour signer contrat boobu dara def ci teguwul ci yoon ci li loi teg ci dëkk bi ci waa en matière d'offre spontanée mooy koo xam dafa jug ne damay proposer offre pour liggéey ci li ci décret yi teg amul dara luñ ci respecté parce que dafa am yoon yu ñu tëral te loolu ku ci jugoon ku nekk ci ñun mu intéressé la nga am yoon boo jaar ak avocat yu baax boo demee contrat bi dañ koy teg ci suuf ñu ne kat ñun balaa ñuy egg foofu yëpp ak maire bi nañu dindi soulever yooyu yëpp nga xam ne dafa nekk ay irrégularités yi nekk ci contrat yoo xamante ni jaarul ci yoon ak di contrat bi tëddee yëpp ñu jël ko teg ko ci table dem toog ak maire ne ko wala lii la ñu am ci jafe-jafe nañu xool ci ñu biir parce que ñun ñoo bokkee dëkk commune bi naka la ñuy def pour corriger lii te def lu nga xamante ni projet boo xam ne bi ñu ko defee dina amal quartier bi njëriñ dina amal commune bi njëriñ te li ñeneen ñi doon dund ci yeneen quartier yi ci ay affaire marché centre commercial ba nga xamante ni dañuy dem ba ñenn ñi dañuy ñàkk seen kër bu ñu amee dëj du ñu am fu ñu koy def bu ñu amee ngénte du ñu am fu ñu koy def du ñu mën a déplacé wu insécurité bi nekk fa parce que marché ku ne fay ñëw insalubrité bi mooy saleté beeg yëpp nekk fa wër quartier bi yëpp parce que du ñëpp ñooy am moyen wu jënd cantine donc ku amul moyen jënd te bëgg a jaay da ngay dem lal ci booru marché bi muy law di law ba dugg ci biir kër yi bu boobaa ñu ne ko kat pour éviter lii yëpp nañu toog ñu waxtaan bu ñu waxtaanee dinañu am yoon bu ñu mën a gis pour def li ñu bëgg mairie bi gagné ci li mu ci war a gagné lépp ñu def ci projet yi ñu war a def yépp pour quartier bi defaraat ci suñuy école yéen a ngi ci biir école gis ngeen école yi ñu mel am nañ fi centre de santé am nañ fi ay terrain de football yi nekk fii yoo xam ne ASC xale yi bu ñu bëggee foo dañuy traversé dem fu sori pour dem di fooyi yooyu yépp mën nañ ko jël ci biir projet bi suñ ko nasee def ko ni ñu ko war a defee mu génnee ci li mu ci war a génne ñu liggéeyal ci quartier bi ñu liggéeyal ci commune bi ba commune bi mën ci gagné loolu la ñuy wax responsabilité sociétale te loolu pour ñun dafa am solo ci projet bu mel nii loolu moo tax ñu ne tey jii nii nañu woote ñu war a daje population yi expliquer leen li nekk ci mbir mi yépp malheureusement ni mu ko waxee situation dëkk bi mayewu ko mais ñu ne quand même dinañ ko maintenir à travers vous médias yi presse yi ñu mën a jot population yépp ñoom ñu mën a jot message bi maire bi it jot message bi ndax li ñuy def ñu defuñu ko ñun kese dañu am conseiller yu channel suñu conseiller et suñuy mandataire lañ ñun ñoo leen votel yóbbu leen foofu mais dañu dem ba xam ne problème bi dafa toll fu nga xam ne ñoom rek mënuñu xeex parce que ñoom jugoon nañu xeex conseillers yi nekk ci conseil ñi nekk ci biir maire bi bañ ko yëgee dañ leen duñu leen bàyyi ñoom ñu wéet ci xeex boobu dañ leen di jàppale dooleel leen parce que bu maire bi sentir que ni conseillers yi kat seen i mandat population yi ñi ngi seen ginnaaw bu boobaa dina xoolaat doxalinam moo tax ñu ànd ak ñoom yenn conseillers yi toog ne xool dañuy ñëw waxtaan xool naka la ñuy def pour que maire bi ci li mu dugg nii mu tegg ci tànkam ànd ak nit ñi waxtaan xool naka la ñuy def ba mën a régulariser situation boobu donc loolu laa amoon ci tënk lu mu leen doon jottali comme message par rapport ak projet bi di leen gërëm yéen. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew
mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.